yaay kan gis ngeen nag fan yi ni nga xamante ni noonu la ñu teglee ak sunu ay invité indil leen ay invité yu am classe macha allah indil leen ay invité yoo xamante ni yéen sénégalais yi boo leen gisee rek da ngeen di kontaan lool tey nag noonu lañ fas yéene nekk ba tey ci lancé bi ni ma koy waxee que ni c'est la 7TV pour que la télé soit toujours un plaisir tey ñu ñëw seet si kenn comme te ni sunu papa la sunu xarit la tey nag émission bi dañ koy moral li gars yi naan slow down tey émission bi dañ koy wàcce rek waxtaane ko ndax sunu papa lañ seet si sunu xarit lañ seet si vraiment mu nekk nit koo xam te nit ku ñu bëgg ñun ñoo ko bëgg nag ñun ñoo ko bëggal suñu bopp boobu ba léegi nag ñu wax lu ko neex waaye amul benn problème l'essentiel ñun yéen téléspectateurs de la 7TV jaral ngeen ñu lu ne di leen bëggal saa su nekk aussi moom moo ñu tax a jóg tey Père Gaston Mbengue laa dalal papa maa ngi lay nuyu. waaw fils maa ngi lay fay bu baax di la nuyu di la ziar di la encouragé di nuyu waa 7TV yëpp di nuyu sa patron sama xarit Maïmouna Ndour Faye voilà maa ngi nuyu ñëpp di nuyu téléspectateurs yëpp ñeen war a déglu yëpp yàlla na yàlla suturaal aussi ba lépp lu ñu fi wax rek mu nekk loo xam ni lu nu gëm la lu dëggu la aussi mu bañ a nekk waxu naa feex ayca loolu am na solo tey nag bëgg naa ñu waxtaanee lu bëree bëri tey émission yaay kan comme le nom yaay kan tey Père Gaston yéen a ngi koy gis ci écran yi boobu ba léegi yéen a ngi koy gis ci yenn chaîne de télévision yi waaye tey ngeen di xam nag kan mooy Père Gaston dëgg-dëgg kan mooy Père Gaston ndax tey defe naa dinañ waxtaanee lu bëree bëri depuis Père Gaston bi mu nekkee Père Gaston ba léegi alors donc fas yéene nañ waxtaan lu bëree bëri doomi Louga la nag doomi Kébémer la donc njàmbur la 100% Louga lay représenté fu mu mënti dem waaye nag comme Dakar lañ ko fekk ñu fekk ko fii ci këram gu yaañi gi macha allah d'abord dama bëgg ñu am lu ñu tàmbalee muy papa bi ngay jógee Louga di ñëw Dakar lan moo la indi woon. Louga laa jógee cosaanu bokkal dëkk Louga ak Ndande ak Kébémer comme ni nga ko waxee. donc ñooñu ñëpp gox yooyu yëpp maa ngi leen di nuyu leen ziare. maykat nag moom man may Gaston Mbengue rek Salif Mbengue laa tudd ñu may wooyee Gaston Mbengue li nga bëgg a wax ni tey leen ñu xam maykan yéen rek mënu leen a wax maykan tuuti ngeen ci waaw tey da ngeen ci xam nag lu bari peut-être tey dinañ génne lépp waaw mënoo génne lépp xajul ci yéen xajul seen bagage ayca nañ dem papa bi ngay jógee bokkal di ñëw Dakar lan moo leen di woon. may jógee Louga waaw ba tey benn la. waaw di ñëw Dakar dara dama ñëwoon di daan ci sama doole c'est tout. ñëw Dakar mooy capital ngeen damay dem Dakar mooy comme man business daf ma yàgg a neex comme man maa ngi jàngi lycée technique André Pétavin 68 lan ma dàq ca grève ba ndax nag li ngeen di jaay yëpp maa leen ko dàq yi gars yi def fi ay activités yëpp ñoom tey leen ko soog di xewal ñoom ci ñu ko jëkkoon xewal temps yooyu ñu ko ñeme woon bariwul donc ma toog Louga xam ni man moomu ma toog ma ni naa dem defi aventure au lieu que may defi aventure di dem ci bitim réew yooyu yëpp ma ni naa essayé yem Dakar ci laa ñëw Sandaga def naa sax ambulant moo tax ambulant yi toujours dama leen di encourager parce que liggéey bu noble la ñu yor et puis ay gor la ñu ay nit ñu am jom li muy metti ñu ngi ci pour bëgg a suturaal seen i waajur seen njaboot ma koy def ndànk ba ni ma amee cantine rue de Thionk ni ma amee boutique rue Valmy ba ni ma amee boutique bi gënoon a mag buy jaay yëre ci Sénégal muy différence boutique ci André ci Georges Pompidou 92 Georges Pompidou alors nekk naa fa lu yàgg booba ragal naa ni ku doon sol yëre costume ci góor ñi wala chemise bu rafet wala dàll yu rafet ci jigéen ñi robe wala ensemble foofu nga ko daan solo booba nag àddina neex na booba Sénégal neex na booba njarte baax na booba commerce bi barkeel na te it booba coxor gi am léegi amul woon temps yooyu ñun xamul woon kooku coxor ñun commerçant yi fi nekkoon ñëpp dañoo yéenante woon jàmm di yóbbantente sax léeg-léeg kuy dem ñu yóbban jox la sa xaalis nga jënd yooyu yëpp da mais léegi Sénégal li fi nekk kenn xamul lan la nit ñi yéenante tuuti sax jàmm xol yi kenn xamul lu ci nekk kenn bëggul sa moroom am li nu gën a mën nag mooy suul ndaanaan ku liggéey ba tekki ñu bëgg laa suul looloo tax tey parcours bi jaar-jaar bi nga expliqué nii am solo parce que Sénégal dañoo ñu bëree bëri tey boo nee Père Gaston rek seen xel day dem ci Père Gaston tey ci oto yi Père Gaston ci kër yi macha allah Père Gaston ci teraanga yi te xamuñu fan nga jaar looloo tax. ñi ma ëppi teraanga ëpp may kër ëpp may oto rek nekk ci réew mi. mais bi ngay ñëw Dakar indiwoo capital mais kenn indiwu fi woon dara. ñi milliardaires yi fi ëpp xaalis bi ñuy ñëw indiwul woon dara danoo liggéey. nan bàyyi tuuti bët
bàyyi tuuti xol ba lu nit am ñu teg ci bët. sa premier Père Gaston. li mu toog ci Ndakaaru dafa sax tardé ndax li ma liggéey li ma dang-dangi heure bii dafa waroon fekk ñuy wax ni am naa 20 immeubles 30 immeubles parce que dafa yàgg nag mat na 30 ans plus li ma 40 ans sax may dang-dangi liggéey bi ma liggéey ñi fi amee tey immobilier amee sax milliards yi liggéeyul ko. bi may am milliardaires yi nekk Sénégal fii li may wax dafa ba ami seede kenn amu ci woon 100 000 la wax kenn amu ko ci woon. mais suñu borom mais li suñu borom yoo xamante ni père ñëw na njëkk liggéey te li nga am tamit suñu borom joxul. waaw d'accord mais li ma ni man sama bopp laa xam man li ma liggéey li ma am nii damay sant yàlla. mais aw ma waaw ñi ma tane bari na. yàlla na leen yàlla yëkkati ba nu mel ni man wala ñu raw ma. amiin tanente amul yàlla ak àddina. kenn mënul dara ku yàlla dimbali fi nekk. man am nañu ñi ma ëppale bari nañu trop ñoo xam ne ñoo ma ëppale fukki yoon ak juróom. xëy na duñu am public xëy na kenn xamu leen xëy na ñu ngi làqatu tëjoog seeni milliards man nag du ma làqatu man amewuma lu ñuy làq li ma am daal mu tuuti mu néew maa ngi ciy jariñu di ci jariñ sama njaboot di ci jariñ samay waajur man loolu laa xam lu ma am bokk ko damay wéye partage lay dundee. il faut avoir l'esprit de partage mais dafa ni di dajale ba xëy ni mes doo ko yóbbu fi nga koy bàyyi doo ko jariñoo xëy na sax man nga koy dajale ni mes nga ko doon nëbbu mu réer say njaboot sax du ko jariñoo loolu la ñuy wax ñaan sa ndono sa deewee ni ñaaw donc nit ñi dañ bàyyi di xool parce que Père Gaston am na tur rek su amee benn paqu sam mu ndaw ñu ni Père Gaston li moom bëgg koo réyal mais nit dafay rëy bët nit day rëy bët te yéenante jàmm naanu yéenante jàmm ñun ñëpp ay Sénégalais la man fu ma mënti dëkk ak lu ma mënti amit damay dee rek bàyyi ko. ok alors léegi depuis 1990 Père Gaston ci la commencé tëgg li nga xam te ne moom mooy làmb sa premier combat bi nga jëkk taxawal cachet bi ñaata la woon. xaw ma ko sax. yàlla xam na ni ba ma ciy dugg. ña ma jëkk a tëgg sax. xaw ma leen. li ma ci dugaloon mooy booba dama nekk Ndiambour de Louga muy sunu équipe bu football. Maguette Diouf le frère du président Abdou Diouf. nekkoon ministre nekkoon président du Ndiambour. man ma nekkoon fa ci biir comité directeur bi. ñu ñëw ni dañuy wut xaalis. pour équipe bi. ñu ni nañ tëgg làmb. comme man xam nañ ni làmb daf maa intéressé woon maa ngi dëkkoon Fass en face arène sénégalaise. ma bokk ci. at mu ne benn combat la ñu doon tëgg. 90 91. ñu tëgg yéen tëgg yëpp perte. màggat ni moom daal lii comme ñu xaalis dañ doon wut duñu ay promoteur mënuñu ci am xaalis. nan dañuy bàyyi man booba virus bi jàpp na ma. virus bi jàpp ma. ma ni damay continuer. ñoom ñu bàyyi nga continuer. loolu moom bàyyi mu ko ne ndeysaan màggat fu mu dajee sax. daf may laaj àllarba. parce que ne comme muy sama sëriñ ne na. daf may laaj àllarba. donc voilà ma continuer xëy na loolu lay yàlla dogaloon ci man nattu yàlla nattu ma ci. kon li ngay wax nattu depuis boobu la topp. waaw booba la ma topp may tëgg. Moustapha Guèye mi booba ñeenti avance yi ñuy wax dañ ko wax ren rek mais booba daan naa ko jox loolu Moustapha Guèye. parce que Fass laa bokkoon. daan ko supporter. c'est tout donc amul problème sénégalais ñooy teg problème rek. ak di yokk problème ak di wax problème pour problème amul. alors yaa ngi commencé ci ambulant ñëw Dakar. nga dem ba yor boutique dem ba dugg ci làmb doon promoteur. alors tey bu ñu nee Père Gaston nag yooyu yëpp day réer kenn du bàyyi xel yooyu Père Gaston promoteur la ñuy wax certes que yaa ngi ci ba léegi mais am nga yeneen activités yoo xam te ne tam yaa ngi ci parce que damaa bëgg tey Sénégalais yi découvrir Père Gaston xam Père Gaston ay activités am aussi vraiment parce que tamit ñenn ñi ne nañ Père Gaston est-ce que lamb kase mën na ko may yenn yu bari yi nga xam te ne mu ngi ci ndax social bi nga xam te ne yaa ngi koy def ak ñi nga xam te ne yaa ngi leen di dimbali am nga beneen activité boo xam te ne yaa ngi ci bokk. mais déggoo léegi ma ne la man prêt-à-porter mooy sama premier amour. voilà mais actuellement nii est-ce que yaa ngi ak ay boutiques. non li ma am. du fii laa koy tasaaree du façon maa ngi liggéey. waaw non gisoon nañ ci benn muy Scorpion gisoon am na yeneen sax yeneen. waaw mais ak yeneen comme gis nga ko kay comme gis nga ko demal nga foo ko gis demal nga filmer ko. nga wane ko ak immeuble yi nga xam te ne yaa mais bis boo ma filmer lee loo xam ni moom moo ko dans le porte plainte ñu ne tàmm ngeen ñu leen di porte plainte tax diffamation da ngeen koo man
di wax loo xam ne leeru leen. man daal gis naa ay. te ci bari ngeen ci du journaliste yëpp nag am na journaliste yoo xam ne ay noble lañu. man gis naa mais di sos. ak di wax loo xam ne amul. waaw pour bëgg seen émission neex. wala ngeen bëgg seen site neex. ngeen di sos diffamation baaxul. nit ki su amee dara ñun ay Sénégalais lañu suñu doom yi ñooy sëy bëggante sëy ëllëg dañ ko war a yéenante. dëgg la mais fii. lu nit am ci lu baax su ko amul sax su doon koo yaakaar il faut ñu sos. pour dëkkal ko léeg-léeg dañuy dem fekk immeuble lu jaabur boo xam ne xëy na ab indien ko moom wala ab libanais ko moom. ñu foto ko yóbbu ni diwu ko taxal ko benn sénégalais ni moo ko moom. yooyu bàyyi dañ bàyyi yooyu pour quelle raison. loolu am na solo defe naa ni gars yi yàgg nañ dégg benn baat ci sama mbokk journalistes yi muy éthique ak déontologie. amuñu ko nag ñi ci ëpp amuñu ko. même nous les présentateurs aussi vraiment defe naa. xam nga lu bari ci yéen léegi rek lépp lu ñuy wax rek day doon surtout la 7TV lépp lu ñuy wax rek day doon lu wér ni ma koy waxee que ni amul lenn lu ñuy inventé amul lenn lu ñuy créé. lépp lu ñuy wax rek day doon loo xam te ne lu leer la gis ngeen liggéey bi nga xam te ne 7TV mi ngi koy def commençant ci sunu directrice Maïmouna Ndour Faye débat yu am solo yu muy def vraiment day dajale day boole day réconcilier day leeral aussi sénégalais yi ndax ni ma koy waxee que ni tamit 7TV nekkee fu lu dul lépp lu nëbbu rek alors ñu jéem ko leeral teg ko ci table bi ngir ndax yéen téléspectateurs yi ngeen mën a kontaan papa ñun loolu kese la. waaw d'accord bu ñu tooñ moom Maïmouna Ndour Faye moom nga wax. Maïmouna sama lépp la. moom sama xarit la sama lépp la. bu leen waxit ni lépp lu leer rek ngeen génne ko wala da ngeen di gëstu gis nga nit ku baax. du lu mu gis rek génne ko. papa yow non da ngaa wax léegi fóot sa bopp. da ngaa wax fóot sa bopp fóot 7TV kon da ngay déglu nit ñi wax ak yow. dama ni. nit ku baax. du lu mu dégg wala lu mu gis rek bu koo wane gi lim ci jógte yëpp. pour weer nit ki wala pour sànq nit ki la. nit ñaa ngi def ay actions yu baax ci réew mi kenn du ko wax kenn du ngeen ko wane. mais fu ngeen dégg lu bon wala fu ngeen dégg safaan. yàkkamti ñëpp tasaare ko. loolu man doo sax comprendre ban Sénégal la nekk. am na yoo xam ne soo ko xam yéenay magu réew bi da ngeen war di génn tout le temps. am na loo xam ne waxuma génne magu réew yi ak xale yi réew yi mais am na loo xam ne même soo ko xamee ci nit. suturaal ko du loo xam rek wax ko. parce que ku ci ne sa biir kër. wala say waajur wala sa njaboot am nga fa loo xam ne ma ngi ni fàng ca kay buggoo kenn génne ko. te yow du muy présentateur muy journaliste du ko génneel boppam. dëgg la te ku ne am na loola doy sëkk ci sa biir kër. doo ko génne bëgg a génne ji kër jàmbur. la xew ci kër jàmbur. lu dal nit ngeen bëgg koo génne. te ñi koy def ñëpp mi ngi mel rek chroniqueurs yi toog seen télé yi tout le temps di bëgg a taal réew mi. ñoom ñu koy bëgg a taal ñëpp kenn amu ci kër goo taal. soxor rek a tax ñu bëgg a taal réew leneen taxu leen a jóg. ndax suñu amoon kër yu nu taal wala oto yu nu taal danoon moytu réew mi tàkk ndax dañuy bañ seen kër tàkk wala seen réew tàkk. donc dafa naa ni lépp mën nañ koo waxtaane ci masla ci dialogue ci toog wax yu entre mbokk. mais moo gën indi jàmm sax. waaw loolu ak luy indi jàmm. loolu mooy Sénégal moo doon Sénégal bu njëkk ba. waaye nag jàmm moom mi ngi nekk ci li nga xamante ne def naa dëgg fu mu nekk base rek jàmm moom mooy am léeg-léeg gars yi parfois dañuy gisee que ni ñenn ñi duñ doxalee dëgg moo waral parfois xam nga léeg-léeg Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ni da ngay gis nit ku def lu dul yoon nga ni sénégalais kii def lu dul yoon ñun la yow da ngay yee fitna donc loolu moo fi nekk. alors nañ ci bàyyi xel baax mais papa il faut que ñu avancer rapidement parce que tamit defe naa ni téléspectateurs yi yàkkamte nañ suñu waxtaan ak yow. yaa ci des wax nga ko sànq. yaa ngi commencé depuis 1990 di tëgg làmb depuis Moustapha Gueye nga commencé di joxe 3 ba 4 avance waaye defe naa ni man jàpp naa ni bi làmb sosoo ba léegi xëy na peut-être jamono jooju sax cachet yi tollul woon ni mu toll. bariwul woon. mais ñu toll ci moment boo xamante ni ñëpp a ngi jooy xaalis promoteurs yi ñi ngi daw génn ba ci yow mii sax génnoon nga ñuy wax le retour de Gaston yàgg leen la nag tuddee la Don King donc mais vraiment yaa ngi confirmé parce que nga ñëw ci làmb ji xool ñi nga xamante ni ñooy ténor yi nga jox leen ñii ay 3 avance ñii ay 4 avance mu nekk des centaines de millions alors papa d'abord balaa may ñëw sax ci somme bi est-ce que gisoo ni loolu yaa ngi jël risque di jox mbër yi yenn cachet yi parce que gis nañ fi ñaare ku jox mbër ñaari cachet finalement fi ngay mujjee ak moom mooy ay tribunal ak ay nangam sangam expliqué ndax amoon nañu dundoon loolu. man nettali woo ba ko tribunal moom du ma fa yóbbu bëgguma fa àgg ndax su ma fa àggee man xam nga man dëgg rek lay wax. Kébé génn ci sama émission. dëgg rek laa du ma naafeq mais yéen waa presse. d'ailleurs loolu seen fort la prêcher le faux
pour avoir le vrai loolu seen fort la suñu jógee di wax ni Gaston ay centaine de millions yi mu génne def ko ci làmb ji Gaston génnewul centaine de millions mais il faut savoir comment travailler combat ay montage rek la ay montage waaw ay montage rek la ok xaalis ba ngay génne mën naa bañ a bari parce que lépp man yàlla dimbali ma ba làmb ji ñëpp jox nañ ma confiance parce que dëgg rek laa ci ma soo doxal ak jub kenn du ba dégg ci yenn yi ñëpp jox nañ ma confiance tey mën naa taxawal fukki combat sax te du ma génne 50 millions mën nga taxawal fukki combat te du ma génne 50 ci ay ténor te doo génne 50 te du ma génne 50 millions ok parce que ku ci ne xam na ni lu ma wax danaa ko def ku ci ne su ma jëlee ak compal la ne la téyel ma lii sa combat bii maa ci taxaw jox ka ma la baleel kooko yi dama koy woo compal parce que fa ma leen di su may joxe ñoom ñaar laay joxandoo ñu xam ni lii taxaw na bind it kayit yu wóor it dañ koy def ci contrat ci bis bi ñuy taxawal combat bi CNG nekkagu fi kenn nekkagu fi lii laa taxawalee combat bi lii laa ñu compal bis bu ñuy dem CNG danaa complété ba nu fay dugg danaa complété avance bi reliquat bi 72 heures ou une semaine avant le combat nga koy yóbbu CNG. ok kooku ana millions yi stratégie la rek. non mais papa. non mais bu ñu jëmee ci combat yi. di nga yóbbu xaalis bi. waaw non dégg li ma wax stratégie la le temps que léegi am nga fonds de commerce fonds de commerce bi xam nga mooy la. mooy mbër yi nga xam ni tey wax nga ko ténor yi ma taxawal yëpp ñu nekk ci sama coupole même su ko neen téye woon benn million ñu ngi ci sama coupole léegi nag ñoom laay teg di ko monnayer ci sponsor yi di ko monnayer ci marketing bi parce que ñëpp leen soxla làmb tey dafa nekk facteur de communication meilleur support de communication d'ailleurs soo gisee sponsor yu bëri di ci daw c'est que dafa nekk un support de communication extraordinaire parce que li ñu daan bëgg a yàqee làmb topp dafa bari violence làmb gën a néew violence ci Sénégal. mais gisoon nañ ci entreprise bi mag tamit dawoon na ci génn. waaw non dawoon na ci génn dana dikkaate su neexee yàlla. ok mais li ma lay xamal mooy violence ci ñi ko gën a tuutale làmb ci la bokk. gis nañ fii football bi. effectivement surtout ci dëkk tubaab bi. ci Sénégal gii sax gis nañ fi benn tàkkusaan ak juróom-ñett nit de. ci stade bi Demba Diop. bërki démb fii ci basket bi maa ngi koy liir tànk ci kii bi xeex bu metti bu jigéen ñu doon xeex ci biir stade bi maa ngi koy si liir léegi ci Sénégal bi mais fépp am politique bi xoolal la xew keroog assemblée nationale mais làmb ji amul sax violence peut-être bari na yëngatu làmb bari coow bari na coow bari yëngatu mais amul violence ok te it ñu ko bëggoon a créer violence yëpp jalousie rek ak bëggoonu làmb ji yàqoo même chaise yi ñuy damm biir arène nationale man dama toog ba ci yàgg ma ni lii du ay nitu làmb parce que Sénégal léegi loo gis ñu koy def rek am na infiltration te réew mi léegi opposants yi réfléchiratul activistes yi réfléchiratul man noo yebal sax ay nit ci làmb ji ñu ñëw di faju chaise parce que xam na ni tey làmb jee fi nekk tey pour stabiliser réew mi parce que facteur de stabilité la ñu ni léegi nen nan wut bunt bu noo xam ne danoon indi lu yàq làmb jeeg lu ci sotti suuf. non làmb moom vraiment ni ma ko waxee. ñi ko bëgg a yàq nag. keroog maa ngi koy wax ñi ko bëgg a yàq nag. ñi ko bëgg a yàq. dañuy tardé. su fekkee ne ay activiste la wala ay politiciens wala ay opposants. dinaa ci ñëw papa nan toog. suñu làmb kenn mënu ko yàq. dinaa ci ñëw. làmb mooy mbir mi nga xamante ni saa yu amee rek man damay wax loolu sama point de vue personnel. problème bu mënti am ci réew mi dañ koy fàtte. la grand place boo mënti dem la preuve. grand place boo mënti dem loolu la ñuy waxtaanee. ak gars yi ñu ngi ciy parier. coow li mi ngi bari. bu lamb bi desee 5 minutes foo génn ci mbedd bi doo dajeeg picc ñii ñu ngi ci stade ba ñii ngi toog ci seen télévision di seetaan li nga xam te ne moom mooy lamb ji. léegi tontu nga donc vraiment. xam nga li ma tontu mooy lan. waaw. ci question bi ku ma laaj tax. li tax nga dellu si ci lamb. donc loolu moo tax nga dellu si ci lamb yow. non donc mënoo ma poser question bu ko tontul sa bopp. da ngay tey pour téléspectateur yi mën a dégg bu ma wax loolu ma waxul. da nga ma poser question. lamb ci li ëpp ci ma gën cee dellu si loolu la parce que dama toog ba ci yàgg ma xool télévision boo taal. lamb ji dee na kenn nekkatul ci kenn waxatul ñëpp a am seeni émission tuddee ko tur yu ne. ñuy toog di wër plateau yi. duñ ci wax lu baax. lu dul luy taal réew mi luy yàq réew mi. duñ ci wax parce que opposant am na droit
activiste am na droit. mais amuñu droit di bousiller réew mi. ok amuñu droit di jéem a taal réew mi. li ñuy wax di wax ak toutes les populations ñëpp di leen seetaan en fin kon dañuy dem ba defa ni dëgg la ca du dëgg. ok man it nag man tam danaa am sama façon boo xam ne. damay contribuer danaa ko communiquer ak nit ñi. investir plateau yi parce que làmb télévision yëpp ko bëgg. di investir plateau yi. ñuy dellu si ci face à face yi. di dellu si ci open press tey sax face à face am na tey ci dimanche bi. waaw di wax waxi combat. ba nga xam ni c'est donneur de leçons là. ces activistes là ces faux chroniqueurs là. li ñuy wax. ku leen nar a seetaan. soo zappee gis làmb da nga toog ca làmb ja. la preuve. coow la fi amoon mars anam. bi nu defee booba lu ko fi indi. couvre-feu ak état d'urgence ak xiif pardon ak xiif mais bëgguma nga jiitu. non damay eggale parce que bëgguma nga tardé sama yëf tam du ma la topp rek ci la neex yaa ñëw fekk si ma di wax damay eggale li may wax. damay àggale li may wax. mais papa li ngay wax damay àggale doo ma dog damay àggale wala émission bi day mais li tax nga ñëw ci làmb ji mooy. mais damay yaa ma ci dugaloon chroniqueurs yi. non mais ni faaw yaa ma dugal ci volet boobu dama koy àggale. ok donc ñu ñëw profité ci benn climat bu am ci réew mi. tëb génn ay ñaar ñu amante ñuy wax ak viol ak du viol ak lu ko xam tribunal war ko àtte lu ci indi ay coow ba 13 personnes di ci dee. c'est parce que booba nit ñi génn noonu nañu. parce que booba ñëpp mi ngi mel ni tey prison bu amoon évasion ñu ëpp doole dafa garde pénitentiaire yi kii nu ko. prévoir nu ko. bunt yi ubbeeku mais ñëpp la ñuy profité génn. nit ñi ci keroog dañoo profité génn. mais après bi nu tëddee ba calme. donc li nga bëgg waxee mooy nit ñi Ousmane Sonko génnewu leen. pour mu non loin de là kooku naa fekk rek mooy xalaat loolu. ok la preuve. ba président de la république waxee ñëpp calme nañu. ok ba ma tëggee sama lamb le 4 avril. avant ma koy tëgg ba ni mu ñëwee booba ba tey déggoo fi dara ñëpp gis nañu waxtaanu lamb rek la ñuy wax keroog ba nu wotee loi bii pour code de lu ñu koy waxee pénal bi. le vendredi lañ ko def. coow ñoom ñuy xeex ca seen biir. ca biir assemblée ba dimanche ma xëy tëgg lamb déggoo ko waxtaane dafa fin lu ñu fi bëgg a def danañ teg xanaa ñu rey ma. mais papa li ngay wax ni est-ce que du nekk di confirmer lenn loo xam ne parce que bokkoon nañ ci samay questionnaire bugguma ci woon ñëw actuellement nii. mais vraiment il faut comme wax nga ci il faut ñu dugg ci. waaw muy d'abord am na ci loo xam ne sax papa gis nga man ni nga may def nii. bu ma araftu parce que man dama bëggoon ñëw ci d'abord balaa may ñëw ci loolu parce que dama bëgg wax est-ce que du confirmer benn vidéo boo xam te dama ko seetaan. ak ñenn wax ko muy waa Xalaat TV. waaw ñu ni Macky Sall ma jox voilà pour comme ni nga koy waxee que ni ay man maa ngi calmer jeunesse am yu genre est-ce que nekkul di nelawal askan wi ci côté boobu mu nekk beneen bi mooy balaa ma koy fàtte sànq da nga ni damay jox mbër yi 1 million wala 2 millions wala 10 millions whatever lu mu ci mënti doon. léegi wax ak ñoom maanaam nga am ak ñoom promesse verbale. alors donc dem utiliser image boobu pour wut ji sponsor. bu fekkee wute ji nga amoo tamit bëgg naa nga wax ma nan ngay def da ngay récupérer xaalis bi wala da ngay dem. lépp wala nooy def non xam nga man dama positif. ok et puis man. donc saa yoo leen joxee boo wutee. di nga am man wóor na ma ni. combats yi ma taxawal. waaw c'est des combats à vendre. ok soo gisee ñuy wax Balla Gaye li tax ma jox ko 4 avance Balla Gaye vend. 4 avance yi joxe wu ma ko rek parce que dama ko joxe nii comme ça Balla Gaye il vend la preuve da ngay def ci sponsor toog di waxtaan mun la combat Balla Gaye bi kañ la kooku yàlla mbir yàlla la yàllaa ko def ci moom. ok yàlla mas na ko def ci yeneen i mbër. ok mais fii ñuy waxee. ñi ma jël nii c'est des vendeurs d'événements. ok de telle sorte que. damay jël position baykat bi rek su xiinee mu dem gerteem jël gerteem suul. di yaakaar mu nawet bi baax. ok man it noonu rek damaa suul. ok léegi ñu avancé ci leneen li muy gars yi am na benn vidéo wante ni mu ngi circulé boobu ba léegi gars yi ñu ciy wax gars yi ñu ciy commentaire mu mel ni Père Gaston dafa ñëw pour nelawal jeunesse bi mooy comme li nga wax léegi parce que ñoom noonu lañ ko gisee mooy que da ngay nelawal jeunesse bi bu ñu waree yeewu ci politique yeewu ci suñu ay dirigeants duñ ko def dañuy débattre ci ay lamb. ni ngay poser question da nga koy résumer rek mu gàtt ma xam naa li nga bëgg a wax. waaw tontu ayca kon ayca amul problème. Père Gaston day nelawal jeunesse bi. xanaa depuis 92 damay nelawal jeunesse bi ndax li may def nii depuis 92 maa ngi koy def te temps wu classe temps wu les années de feu ñëpp comprendre nañu Père Gaston. ba muy tëgg làmb ñu ni damay nelawal jeunesse. booba Macky Sall nekk. avant Ablaye Wade
ca tàngu Abdou Diouf la woon. kon dama man daal dama fay nekk di nelawal jeunesse bi. non yooyu ay waxi naafeq la. parce que ña ko wax. ak ñi ko bind. muy xalaat TV nañ bindaat. ay naafeq lanu. te koo ci porté woon léegi plainte pour diffamation muy wër di jooy ak di sarxu man awma lu may nëbb ñu ngi tooñ président Macky Sall ñu ngi may tooñ président Macky Sall man joxuma dërëm. man li nu yaakaar ni état baa ma koy jox joxunu ma dërëm man amel nan ma sax xaalis boo xam ne fayuma ko. tey su ma état bi waaw. ok nan lañ la amelee xaalis. du sa affaire kooku sama lépp la waxuma laajuma la sa kër tey loo añee ak loo reere. sama li may liggéey man maa ko xam. dama la bëgg a wax rek ni la que ñoom joxu li ñuy wax ñu ngi tooñ le président Macky Sall ñu ngi tooñ l'état du Sénégal ñu ngi tooñ Gaston Mbengue. il faut pas qu'il prêche le faux pour avoir le vrai. man yàgg naa tëgg combat yu ëpp yi fukki yoon ak juróom samay pexe laa amee nit ku ne nag yaa xam ne may tojee sa bopp jinax nan yéene nit ñi jàmm. donc man lii ma def nii mën naa ko defar jaay ko. vidéo bi nga ko gisee nu mu la def. dara dama leen a faale sama ma xam façon journaliste yooyu ñooñu bës rek la ñuy wut et puis moom dégg naa doon koo bloqué woon ci sama combat ba léegi moo tax mu bloqué ci combat da parce que c'est un usurpateur ku usurpé samay image mu bloqué la. ok ci YouTube bi. ok comme dañ koo bloqué yónnee na dafa ne woon sax day porter plainte parce que laalul woon combat bi tel. loolu la waroon def moom la ñu war a porter plainte. ok man ku bëgg a usurpé sama yëf. foo ma tuddee soo ma parce que man du ma tooñ mën naa xuloon nag 1000 fois. mais du ma ci tooñ benn yoon. te it képp ku ma tooñ su ma la xamul da comme ni ma koy waxee toujours. jalal na ma man taal sama oto dem ba sa dëkk seet noo fa juddoo noo fa toogee ak say waajur nun fa juddoo noonu toogee parce que tekki woo dara ba pare ñëw bëgg a yàq deru nit ñi. bëgg a suul ndaanaan. moo ko nangul kenn. waaw baax na amul problème maa ngi nuyu. Pape Ibrahima Seck bi nekk États-Unis bu baax a baax moom yu bëree bëri moom moo ma koy suggéré sax naan ma seetaanal lii pour ma gën a. am ouverture voilà pour su ma ñëwee di jàkkaarloo kenn donc image yu xalaat TV bi. moom Ibrahima Seck sama frère la bi nekk États-Unis. moom Ibrahima Seck maa ngi koy nuyu man tam. voilà donc Ibrahima Père Gaston mi ngi lay nuyu. alors mi ngi noonu papa arène nationale bi ñu jël 32 milliards def ci ba tey ci làmb la. ñenn ñi parce que mi ngi bëgg a yàgg waaye boobu ba léegi amuñu woon occasion toog ceeg yow waxtaan ceeg yow ñii d'accord ci ñii d'accorduñ ci muy beneen bi mooy ñu jël ko def ko Pikine ci banlieue te làmb ji comme ni ñu koy waxee que ni ci wàllu violence ñi ci ëpp dañ ci joxoñ baaraam waa banlieue bi alors ban jàngat nga ci am parce que ba tey maa ngi gis ñu baree bari ñi ngi taxaw di xeex loolu naan fii waru woon am arène nationale man côté boobu laa dëkk am nañ ci ñu bari ñoo xamante ni ñi ngi taxaw di ko xeex ñi ngi taxaw di ko ñaawlu surtout bu làmb amee ndaxte itam tabax 32 milliards te am na yenn làmb yoo xam te mënuñu ko fa tëgg bu ñu waxee ñu ni dafa tuuti est-ce que du yàq tamit. mosul nekk yàq c'est que Sénégal loo fi mënti def ñu diingat ko soo deful ñu diingat la yow mi deful ñu def fi dara. soo defee ñu diingat la nga def. fee ñu def arène nationale bi fiefam la diggante Pikine ak Guédiawaye. fief léegi Fass. waaw mais Fass mais foofu. Grand Yoff mais ci centre Dakar la nekk. loolu mënuñoo def fépp. mais pourquoi mais dama ne mënuñoo def fépp. yow mënoo dëkk fépp. sa kër papa fan la nekk fa mu nekk rek la nekk. pourtant am na yeneen quartier ci côté arène bi ok. te pourtant am na yeneen quartier yi tax dëkk wu mais ku nekk la fu ne la fa war a nekk moo fay nekk. li tax waxuñu stade bu bees ba léegi stade du Sénégal ba la ñuy defar ci fee li tax ñu yóbbu ko foofu. waaw parce que stade bi fañ ko def baax na. waaw mais bii lii itam fi ñu ko def baax na et puis violence bi ngay wax man gëwuma violence ci stade ay nit ñoo ci bëgg a indi violence ay nit ñoo koy bëgg a ci communication. ah puis nag léegi violence partout on n'est pas sécurisé soo gisee ñu voté code pénal bi affaire terrorisme. loolu la parce que kenn kéetul kenn nu mu tuddati amatul sécurité kenn parce que nit ñi dañoo bëgg a nelawal nit ñëpp. luñ fi liggéey ñu ni nan ko yàq nan ko def lii pour mën a am bunt yu nu. non loolu moom léegi jeunesse bi defe naa ni léegi conscient nañ ci kenn loolu mënatu leen a nax. non léegi conscient nañ ci loolu muy wàllu xeex kenn bu ni ma koy waxee tout le temps rek. très bien on est des jeunes. donc bu ñu nangu kenn di ñu woo ñu lay wàccal ci tali bi pour sa intérêt personnel. bu ñuy wàcc ci tali bi na doon intérêt réew mi waaye bu mu doon intérêt benn politicien mu jaral kenn muy wàcc ci tali bi naan day sànni xeer ba di ci tooñ ñoo xamante ni bokkuñu di toj oto jàmbur ak yeneen je pense que loolu même bu dul sax acte terrorisme loolu moom kenn rafetlu ko ka nga nekk jullit wala nga nekk bokk ci beneen xeet bu mu ci mënti doon loolu defe naan diine bu nekk dàq na ko ndax loolu ci tooñ la bokk alors ñu investir 32 milliards te bu amee yenn combat yi ñu ne xaju fa waaw non man mënu fa xaj xam nga tey
bi fi Léopold Senghor nekkee dañ doon su fa làmb ji demee am ñuy kaas ñu ngi yàq suñu stade Demba Diop noonu la doon kaase. tey arène nationale depuis le président Abdou Diouf bëggoon na ko fi def bëggoon ko def fee ca wetu kii du Sénégal yàlla artuwul. Abdoulaye Wade ñëw gis téye nañu ba 4 heures du matin ci biir palais bi génne ay plan mook Pape Diop ñu toog ñun ñëpp ñu toog. ba 4 heures du matin. mu ni day defar artuwul mu ñëw tombé ci Macky Sall ñëw ne nu da koy yóbbu fii fan la mu waxoon lépp mu def ko. arène bi taxaw mu ànd ak président Chine bi ñu ñëw inauguré ko. làmb di suñu cosaan ñun ñëpp ñu war cee kontaan mais tey làmb muy spectacle yëpp xam nga dañ nekk ci jamonoy digital. même chef d'état yi léegi seen conférence yu bëri ci digital lañ koy defee. industriels yi opérateur économique yëpp ay réunion digital la ñuy régler seen i problème ñoom ñëpp di ci liggéey di ci gagné ay milliards. mais làmb ji foofu la toll. làmb ji 22000 places la 22000 places su feesee ñi ci des nañ dem ci pay-per-view bi seetaan ko ci seen digital. il faut ñu tàmmal nit ñi développement modernisation il faut nit ñi moderne di ànd ak jamono. loolu tax ñu indi pay-per-view bi soo gisee tey ñuy wax États-Unis pay-per-view waa ngi ñu ngi fay ay boxeurs. ay milliards. mais lan la pay-per-view rek ko may. mais Sénégal non pardon loo gis début bi c'est difficile. dana metti trop bu leen dara yombul. man xëy na pay-per-view la ma ciy gagné la ci sama sët yi gagné ji ëllëg. moo ëpp dana nekk ay milliards peut-être. mais au moins naa bokk ci ñi nga xam ni amoon nañu fitu. bi nu gisee mu door. ñu ànd ci ak ñoom. di ko def ñeme ko. même suñ ciy perte même suñ ciy gagné tuuti. te it dana am ay failles léeg-léeg. mais liggéey boo gis dana am ay failles. ba muy mokk. bis bu mokkee réew mi ciy gagné ñëpp ciy gagné sunu mbokk yi nekk ci diaspora bi ñëpp ciy gagné. mais il faut nag ñu am xolu baalante di baalante. di muñalante. mais duñu rek toog rek ku ci nekk di amee di xaar erreur bu ndaw pour mu génn amee martom di dóor. wala taxaw ni. bon kii li muy def li tax mu koy def danaa ko wan ne ko lii mënu ko di jame di pirater. soo gisee combat 4 avril on a bloqué plus de 1000 sites. ok parce que dañ doon pirater. dinaa ci ñëw papa. voilà sa digganteeg média bi ci côté boobu. alors gis ngeen mbokk téléspectateurs yi ba tey yéen a ngi seetaan seen émission yaay kan ak ki nga xamante ni moom mooy Père Gaston tey nag émission bi je pense que ni ñuy seetaan dañ ni kat émission bi xàmmeewuñ ko tey parce que d'habitude émission bi dañuy jël suñu invité yóbbu ko lieu bi ko gën a marqué ci Dakar. taxaw ak moom foofu waxtaan ak moom foofu mais sama papa moom Sénégal ci boppam moo ko marqué. ginnaaw xanaa nga jël ko yóbbu ko Louga. waaye bu weesoo foofu moom Sénégal ci boppam. moo ko marqué looloo tax ma ni vraiment am na waxtaan yu bari yoo xam te ne war nañ ko waxtaan. te bu ñu defee déplacement bi am na yu bari yoo xam te ne vraiment yu ñu war a leeral duñ ko waxtaan. alors papa ba tey ñu des ci làmb ji balaa ñu ciy génn fu combat Ama Baldé ak Gris Bordeaux toll ndax yaa ngi ko doon démarché. non mais. effectivement wax naa ci bon mais sotteegul nañ leen bàyyi ba ci kanam tuuti parce que déjà coow li rek bari woon na Gaston taxawal na ay mbër ku ci ne ñii 4 combats ñii 3 combats coow li bëgg a bari. alors waxoon naa ak Ama ba pare et tout wax naa Gris Bordeaux et tout mais nan dëgg bal bi tuuti parce que jamais ñu bëri sax xam ngeen dana bari wax ji dafa bari ba dama mujj sax man ni lii xaaral ma def blocage tuuti ndax ñu noppi waaw. seen làmb yi rek a tax ma arrêté lépp. alors léegi lamb jooju taxawaloo goo ko ba léegi. Ama Baldé déggu mën la seen làmb yi tax ma bloqué lépp. ok ba ca kanam tuuti ba wàññi yi ma amee. su ma ko wàññee ba pare soog di jàllaat ci yooyu. ok làmb du jeex parce que xale yaa ngi ñëw. xale yi. ay ñoom nu koy waxee franc la defe naa. ay ñoom xaw ma Zok. ay ñoom Pakala yi Forza. mais pourquoi pas mënuñu xalaat pour defal ñooñu benn classe. boo xam ni xam nga classe moo yëkkati ñii ñëpp ñoom Balla Gaye Modou Lo Tapha Tine ñii fi nekk ñëpp tey di régner ci làmb yi ci classe bi la ñu jaaroon 2006. ok mais il faut moom relève. ñu ñuy préparé pour ñoo xam ne dañ leen defaraat classe aussi. ñu ñëw dugg si. nekk ci cour des grands bi. parce que par benn combat nii da leen di yéex a percelo. ok te loolu ñu ngi ciy xalaat waxuma ni dañ koy defagum de. mais ñu ngi ciy xalaat pour def loolu. parce que yéen lu leen wax lu tuuti. ngeen dem amplifier ko. yokkal ma waxal ma loolu 7TV bokku ci. waaw 7TV de waru cee bokk de. waaw non ñun bokkuñu yow 7TV xam nga ni sa kër la. donc yow ñun moom say njaboot lañ donc ñun bokkuñu ci yooyu. waaw mais du ñu def sax lu ñu warul def di ñu woo kat dañu kat def leen lii wala dindi leen lii. et puis yow ak Maïmouna moom démb la tey soo koy ñëw. maa ngi doon wax tamit ci le retour de Père Gaston leeral nga ci affaire xaalis bi parce que gars yi dañ ni Père Gaston xaalis bu bari bi fu mu jugee lamb yi mu tëgg expliqué du genre donc li nga wax mooy jëloo comme gars yi ni ko waa xalaat TV waxee donc dama bëgg tamit ñoom duñu xalaat kat papa da nga ni
ñoom somme bi ñu tudd que ni moom nga génne yow nee nga somme boobu génne woo ko da ngay jël ay 1 million ak 2 millions ak 10 millions mu nekk ay accord yoo xam te ne ay accord yoo xam te ne da nga koy jox mbër yi ñoom tamit ñu toog maanaam am ci yow confiance ba commencé def seen promo te jotaguñu xaalis bi nga xam te ne moom lañu war a jot donc loolu nga wax donc loolu defe naa ni am na solo defe naa ni ñi nga xam te ne ñooy yëngu ci wàllu lamb muy yeneen journalistes yi dinañ dem seeti ji mbër yi ñu wax ndax ñoom Père Gaston 2 millions la leen jox wala 100 millions la leen jox non pardon aussi damay wax nii exemple laa joxe ni 1 million 2 millions pourquoi pas mënoon naa joxe exemple ni mbër mu ne par exemple mën nga ko jox 10 millions wala 20 millions ba 20 millions mën nga ko jox mu téye xam nga 10 millions koo ko jox wóor na ni sécuriser nga ko. combat 100 millions nga jox ko 10 millions. waaw mais wóor na ni da xam nga demagul CNG demagul fenn. nit jóg rek laaju la sax certificat médical laaju la dara jël risque jox la 10 millions. kooku ñi koy def Sénégal bariwul. kooku risque boobu kenn du ko jël man dama jël risque boobu parce que wóor na ma ni mbër yi ma amal affaire ay noble lañu. ku ma ci jox sama 15 millions sama 20 millions sama 10 millions dana na ko jàpp te ci këyit la ñuy bind sama avocat day toog. ok te lépp ci yoon lañ koy teg kaay léegi nii pour wan la ni la que li may wax ak yow dama ko gëm ca dëgg la. su amul nga lekk 10 millions. signéel ko ni ko saa yi ñuy dem CNG. avant ñu fay dem naa la mottali sa avance. loolu moom lay wéyee moom la ñuy dox montage la. c'est-à-dire yooyu ay montage la. montage la lamb ay montage kon gars yi 700 millions yi ñu doon wax donc loolu nekkul. alors papa ba tey ñu avancer rapidement parce que émission bi vraiment mi ngi dem te defe naa ne temps bi li des bareetul. ma ñëw ci sa diggante ak say rak Père Gaston bokk na ci ñi jiitu ci làmb tax ñu baree bari tey dem ba ñeme tëgg làmb. ñu gis ci ñu ciy nuyu aussi. Ligue Nicolay di ci nuyu aussi sunu grand Aziz Alé Ndiaye moom vraiment ku baax la dañuy jokkoo dañuy texante WhatsApp lu bari. maa ngi koy nuyu bu baax a baax grand Aziz Ndiaye. vraiment mais am na ci kenn koo xamante ni vraiment saa su nekk rek damay gis coow yi dafay xaw a bari donte sax xaw ma lan moo ci nekk muy sa diggante ak Ligue Nicolay parce que Père Gaston ak Aziz Ndiaye moom. à tout moment dañ leen di gis ba gis nañu récemment benn diine boo xam te ni bokkoon ngeen ko. non kooku sama doom la. Aziz Ndiaye ok. alors mais Luc Nicolaï mi ngay wax. waaw yéen a bëgg a wut ñu xuloo ak wut musiba ci réew yéen ñu koy xalaat ñëpp. Luc bokkuñu jëmukaay sama rakk la duñu sax toog di wax amuñu bokkuñu yoon wu ñuy jaar. amul mi ngeeg wërsëg maa ngeeg sama wërsëg. vraiment ku ci mënula wax lu baax wala lu rafet. nga bañ a jéem a yàq ay diggante. wala ban relation nga am ak moom di ngeen jokkoo téléphone. wala parfois non su ma ko waree woo dama koy woo su ma waree woo man na ma woo. ok amul benn problème. ok on n'a pas. est-ce que parfois doo leen waxtaan ci yenn lamb yi. aussi dañuy gis parfois muy démarché non man ñi may waxtaan ci lamb sax bariwul. ok la preuve combat yi ma taxawal yëpp. ñi ma ci waxtaanal bariwul sama benn staff la amee boo xam ne ñoo koy waxtaan. man a day sax bala may waxtaan ak ñoom jëm CNG. lamb léegi je la fais autrement. benn façon laa koy defee. nekkatul toog rek dajale ay nit ñu ñëw ñu dugal la ci ay musiba dugal la ci yu kenn xamul parce que milieu lamb dafa garaaw. ok je préfère me suffire à moi-même à ma famille ak samay collaborateurs. c'est tout. alors Ligue Nicolay dafa am benn sortie boo xam te ne dama koy seetaan barki dem mu génn wax ko ci combat bi nga xam te ne taxawal na ko muy diggante Ama Baldé ak Modou Lo mu ni bi lamb sosoo ba léegi. combat bii nii mi ngi soogay am. bi lamb sosoo ba léegi kenn musu fi def. waaw mais wax ji kii jarul ngay guddal kay jarul ngay guddal. kon gis nga loolu gis nga seetaan nga loolu. waaw seetaan naa ko mais loolu du ma pour que ma ciy tontu kooku na ci amateurs yi tontu amateurs yi fekkee classe ba amateurs yi fekkee 2010 2006 ba 2013 amateurs yi fekkee Tyson Bombardier Tyson Balla Gaye Tyson dégg nga maam Balla Gaye Eumeu Sène Gris Bordeaux. ñu seetaan loolu defe naa ni su ko waxee Luc xam nga Luc na kaf la sama rakk la moom su ko neexee léeg-léeg et puis c'est bon def ay humour ak yooyu xanaa kon moom mosula tëgg combat bu day noonu parce que moom combat yu mag da ko fee tëgg parce que combat bu ne tëgg na ko mais soo xewlee bi mu wax loolu il était sérieux ngeen non humour la da Luc day wax noonu rek parce que tëgg na fi ay combat yu ëpp boobu sax ok tëgg na fi ay combat yu ëpp boobu donc day wax parce que nag ci jamono la nekk amee na combat am il faut que mu
jaay ko c'est normal. il faut que mu jaay ko c'est normal mais bu leen bàyyi su nit waxee dara rek. ngeen bëgg koo féetale feneen wala ngeen bëgg koo créer beneen problème boo xam ni dégg nga maam ak beneen nit. non papa man beneen présentateur bu toogee fii ci télé bu mu mënti doon. naan maa ngi présenté lu kenn mësul présenté man damay génne ni ko il faut que tu arrêtes. waaw moo tax non. dinaa ko ne kat yow du question boobu da nga koy yàpp yow ngay présentateur muy présentateur su ko neexee wax lu ko neex. non mais yow li ngay wax da nga koo tàggu. ndax li may wax dama ko. da ngaa tàggu beneen présentateur. li nga gëm ngay wax moom it li mu gëm lay wax. léegi ni ko laay bon c'est normal. combat bu rëy la tëgg combat Ama Baldé Modou Lô attends. c'est un très 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 grand combat. yàlla na ko ci yàlla dimbali jàppale ko ba mu eggale ko jàmm. loolu lañ koy ñaanal mais dégg nga maam taxaw bëgg a indi ay dégg nga maam dissension ko ay ñu xuloo wala bëgg a créer xuloo bàyyi leen yooyu baaxul. non dama lay laaj nag nga jàngatee loolu rek man loolu rek laa la ci laaj mooy li ma dégg ni combat bi kenn mus ko fi taxawal. kenn mus fi def lu mel nii donc loolu rek laa doon laaj ban jàngat nga ci am. alors ba tey loolu am na solo mais ñu avancé ba tey parce que émission bi vraiment ni ma koy waxee que ni. tey émission bi dafa nar a neex ba léegi tàmbalee gu ñëw. man fi mu nekk nii yow nga ne woon lu bëgg a jeex. papa non mi ngi bëgg a jeex mais émission bi dafa am fu mu nekk dafa am fu émission bi nekk. fi émission bi nekk de téléspectateurs yaa ngi koy xaar te duggaguñu foofu fi mu nekk nii vraiment dañu nekk maag sama papa dañuy waxtaan nii rek entre baay ak doom daal vraiment loolu laa bëgg. loolu moo neex loolu laa naturel. voilà loolu laa bëgg ngeen comprendre ko papa ban problème nga am ak média bi du ma wax sax site internet kese parce que sama xel mi ngi soogay ñëw léegi ci yenn plateau télévision yi. papa foo jógee daal faaw tension am fa. fu ma jógee. waaw ci yenn télévision yi. xëy na man maay nitu tension ko xëy na li ma amee baax li ma amee ñëpp ko bëgg te comme média yi ku ci ne sa bopp rek ngay nakkal ku ci ne da ngaa bëgg lu baax bëgg a jël li gën a baax donc tey Gaston il faut que ñëpp xëccoo ko ñëpp a bëgg li mu yor noonu nag laa bëggee seen média yi aussi. mais nag lépp ci yoon laa koy teg. man dama toog 92 ba léegi médias yi di exploiter Gaston Production may tëgg samay combat. mais loolu tamit père lu bay daan dundee maa ngi ci ba am sikkim. boobu ba léegi macha allah médias yi yàqalu la dara tamit. non il faut savoir poser des questions et déglu ñu tontu la. médias yi leen ma yàqal bari na man maa xam leen ma yàqal liggéey ci média bu mu tax ngay wax loo xamul médias yi dañ ma utiliser pendant plus de 30 ans. comment voilà. loolu ngay poser question mais bu leen défendre ci loo xamul. du tax may mën a nduur yokkal la grade du tax mu def yokkal la sa salaire. da ngay toog nga déglu soo bëggee jàng. soo bëggee xam da ngay déglu. maa ngi lay déglu bisimilah. voilà médias yi dañ doon utiliser man xaw ma woon dara ci ay production ci dara man dama daan tëgg làmb jaay samay billets ubbil télé yi ñu teg ma pare man dem maay perte ñuy wax Gaston nee na dafa perte Gaston nee na dafa perte fekk booba médias yi ñu ngay gagné. ñoom ñëpp am ay chaîne YouTube di ci liggéey ñoom ñëpp amee samay image di ko exploiter à tout moment à quelle fin ñoom ñoo ko xamoon mais léegi dem naa ba nga xam ni. mais père loolu moo indi woon tension ci làmb ji loolu moo doon médias yi noonu ñu doon ñëwee. mais indi tension làmb ji ñu ko doon waxtaan. waaw mais indi tension ñuy waxtaane làmb ji. mais làmb tamit père ak nu mu mën demee buzz bi wàññeeku na de. non bi gars yi génnee ba léegi. non surtout site internet yi. waaye dama ni ci yéen la wàññeeku mais man xam naa ne dama ni yow yaa xam lu wàññeeku man xam naa ne. parce que léegi làmb day am ñëpp xajuñu arène nationale. xam nga soo demul laaj danaa jóg fii. duñ ko teg ci benn chaîne de télévision. parce que non duñ ko ci teg tey laa ko gën a wax duñ ko ci teg parce que man li may def c'est apporteur li may apporter man maa ko xam du man yéen laa koy wax su ma dul woon apporter dara wala mu changer situation financière u làmb du ma ci dugg ñoom li tax ñu rey seen bopp c'est parce que liñ ci doon gagné ci xaalis dafa bari ñoom ñoo ci doon négocier ak ay firmes yu mag dans le monde amee image yu jaamur di ko exploiter loolu moo jeex nit ñi dañu yeewu léegi àddina nit day réfléchir da ngay avancer su fekkee ni mënoo avancer lu dul toog di supporter ay usurpateur di jël ay image yu jaamur l'image est chère man làmb ji sama affaire la maa ko moom sama combat promoteur moom combat am yow am nga say accessoire télévision nga mais télévision yi bari nañ fi ku nekk bëgg na mais ku ci ne li nga bëgg dañuy waxante yoon loo xam ni tey promoteur bi mooy gagné moom ay image yow war ngaa mën a def jaay sa télé am programme am lépp mais tey man li tax ma ni kenn dootul dugg sama làmb surtout site yi
wàññi naa sax restriction bi wàññi naa sax restriction yi dinaa ci ñëw. doo tëgg làmb ñu jëkkante ko di dugal YouTube man dama dem créer sama ñaar stade dara fees tamit. non loolu yàqul la woon non stade bu fees fayul reliquat benn mbër. ok nit day am tuuti di réfléchir di xalaat lu koy apporter naa ci bañ a gagné mais bu ma ci perte stade bu fees del fayul reliquat benn mbër. ñu am nag sunu bunt ñu ne nu bunt yooyu du ngeen ko ubbi parce que su ngeen ko ubbee ñun site yeeg ñun télévision yi ñun ñu dee yow mii génne sa xaalis génne ay centaine de millions teg ko yow ñu ne la doo ko exploité ñoo ñu def exploité accessoires yi. ok donc yow da nga bëgg wax da nga bëgg génne média bi ci làmb ji. non génnewuma média ci làmb. ok média yaa ngi ci làmb ji. média yaa ngi ci làmb ji tey maa ngi nii signé naag 2STV maa ngi nii signé naag TFM maa ngi nii signé naag ITV. ñu ngi ci làmb ji mais ñoom ñëpp. seeni truc digital. muy seeni site et tout ça kenn du ci laal làmb ji. ok yooyu doon koy occulter. làmb ji. doo ñoom amuñu droit dugal ko YouTube. sama chaîne. gastonproduction.com. moo koy dugal YouTube. alors loolu am na solo gis ngeen mbokk téléspectateurs yi ba tey yéen a ngi seetaan seen émission Yaay Kan pour ñu mën a avancer rapidement parce que émission bi tamit vraiment ni ma koy waxee que ni dafa am partie boo xamante ne xam naa ne téléspectateurs yi moom la ñuy xaar ñu génn ci làmb ji nag parce que. te bala nga ciy génn pardon mënuñu ñëw dama lay xam-xam boo amul dem te duñ waxtaan ci làmb xam-xam boo amul ñu doon dañ ko mbrosé. non dama lay yokkal tuuti xam-xam boo amul. waaw comme da ngaa ñëw pour jàng si rek. waaw ba tey am na problème. voilà xam-xam boo amul. non sama papa la amul problème. sama papa la xam nga làmb dafa am leneen lu ci nekk. muy lan ñun li ñu daan amee rek sànni ko tëgg làmb rek sànni ko bàyyi ko télévision yeeg yooyu ñu téye image yi di ci def lu ko neex. man sama image kenn mënatu ko exploiter après làmb. damay signé ay contrat VOD. noonu la dund. ah ñoo xam ni ñoo dañ koy utiliser ci seen VOD. waaw ñu koy exploiter ndoom man ak ñooñu. ok bala ma koy sànni ci mbedd mi mu tasaaroo ko. loolu moo waral yenn site internet yi seen chaîne YouTube yi ñuy am ay réclamations. ah non ñu leen di tëj ak yooyu non bee boo ñu tëj ñëpp. suñ ko tegul ci yoon xam nga tey yokkal naa leen. waaw nee naa site internet woo naa fii buur géwél ñëw na. nit ku baax ku leen bëgg ku leen défendre. l'autre kii Diop. Dadi. ñëw na fi waxtaan na bu Dakaractu moom sama frère alors ma ne leen léegi. comme nee ngeen yéen ay face to face yi conférence yi face à face yi ngeen bëgg may naa leen ba. jouru combat ba. ci 14 heures. ok ngeen dem ba ca kër mbër ya man ngeen a dem. mais fu 15 heures jotee. ku dugal sama événement ñu dagg la. ayca loolu am na solo kon gars yi mën nañ dem fépp. ci open press yëpp daal di mais lamb heure lamb ji daal. ku dugal soobee yàlla ca man xam nga man ku dugal suñ la coupé suñ la bloqué soo waxee man sax du ma la déglu. ayca mi ngi noonu maa ngi nuyu waa Alburax yëpp vraiment di ci commençant ci Baye Ale maa ngi koy ziare bu baax a baax ñi nekk biir Alburax yëpp ñoom Ndiogu Mbaye ñoom Dadi vraiment maa leen di ziare bu baax a baax Père Gaston ñu ñëw ci leneen dama am sànq lu ma la wax nga ni ma dama la papa ndax yaa ngi politique ba léegi nga ni ma musuma def politique. nga judd ci famille politique. waaw Père Gaston boo nee Gaston mais ngi sa xel immédiatement dafay dem ci parti socialiste. donc famille bee bokk ci parti socialiste mais Père Gaston bokkul ci parti socialiste la moo waral loolu. non soo nee famille bee bokk ci parti man parti yëpp laa bokk mais mësuma am carte parti socialiste ci laa juddoo. ok ca sama papa ba sama sœur ñëw nekk ci ministre pendant 12 ans donc moom rek laa xamoon. ñu vivre ak ñoom. mais par exemple ni ñu tuddee politique yi dem jënd carte nekk te mën ngaa seetaani meeting mën ngaa toog ci lépp. mais man jaraluma xuloo kenn. yow bokkoo benn parti. bokkuma benn parti. bokkoo parti socialiste bokkoo APR. bokkuma fenn APR ba may nekk ak président Macky Sall. ci sama kanam la defaree APR. keroog ba ñu koy taxawal fële ca Teranga. ñu defe naa ne ñii di wax ñëpp tey kenn nekku fóot. ok mais taxul ma bokk ca. mais nag le président Macky Sall sama rakk la. sama président la. ok ma bokk ci ñi ko fal. mooy sa diggante mooy non pardon ci moom bokk ci ñi ko fal. ok donc damay koy assumer. danaa ko jàppale ba mu fiy jóge. parce que dama bokk ci ñi ko fal. ok Macky Sall. le président Macky Sall gënumaa bëgg Sénégal. ok tey li muy def su mu fekkoon ne man mën naa koo def. dama koy def. ok te mi ngi liggéey ci réew mi. soo gisee tey ma dellu si ci làmb ji en grande partie. c'est pour gën ko jàppale sax ci stabilité réew mi. ok parce que c'est de mon devoir.
même su doon pour tuuti million ma jàppale ko pour stabilité lu man indi stabilité réew mi ma man ko dama koy def looloo tiital gars yi nag bañ jaakaar dañ la jox xaalis dañ ma jox kenn joxuma dara ok moom joxu la kenn joxuma dara alors te war nañ maa jox ok sarak la parce que non pardon war nañ maa jox ndax danoo war a joxe parce que man li may liggéey xam naa ko tey jeunesse bi le président Macky Sall jeunesse bi daanaka ñoom la fi nekkal te man milieu jeunesse laa yor su bëggee nañ def micro trottoir ok tey sama lii ma def nii ça a suscité beaucoup d'espoir tey même mbër yi bëriwul ñu ngi am yaakaar te dundee yaakaar rek dafa baax ci réew loisir dafa baax man nag ñu jox ma danaa def ba fa ma yem su ma ko mën la passé ma taxaw mais ñu ñàkk maa jox it danaa def ba fa ma yem moo fa mën la passé taxaw mais taxaw rek nit di def lu baax ñu di wëgg ko jox mais daf maa war a jox ñu mu defar moom ñu milliard am déggoo sànq man la bi may am million ñi fi am milliard tey amun woon 100 000 politique gu ay président leen dimbali rek moo leen jàppale moo ñoo leen teg ci yoon pour que raison duñu teg nit ñi ci yoon danga bëgg daal Gaston noppi di rey boppam di def yëfam di rey boppam ñuy toppoo Gaston bëgg atteindre sama amour propre papa ñi ngi may signaler heure bi boobu ba léegi il faut que ñu avancer rapidement président Macky Sall yaa ko fal te sa rakk la loolu nga wax donc kon Père Gaston bokk nañ ci ñi fi jëlee sunu maam Ablaye Wade moom moo ko wax moom moo fal président Macky Sall waaw jokk naa ci ko fi jëlee ok léegi ñi ngi wax yaa ko am mbaaw dama ko bëgg coowal 3e mandat bi waxagu ci lu leer coow li bari na ba ñii sax am na ñoom te ñu ngi naan non il faut que mu leeral ci Sénégalais yi mën a xam bu baax a baax fu mu jëm comme yaa ko fal te yooyu yaay magam ni nga ko waxee alors lan nga ciy tontu lu may tontu ci lan ci 3e mandat bi mais moom da ngeen dégg moo waxi 3e mandat et puis lan mooy 3e mandat ndax gis nga Sénégalais yi bu nu réeral nit ñi di wax ay wax yoo xam ne tey même su président bokkul mais kay bokk est-ce que dana mel ni président Macky Sall est-ce que dina ko gën et puis lan mooy 3e mandat 4e mandat 5e mandat. nit ki nul génnoon nga fi wax mandat nul non waaw d'accord moo tax ci laa jëm. ok na mandat bi nul sax man je suis contre le principe bu ay 3e mandat 4e mandat kii liggéey bi. nekk ci chantier nekk ci yoon woo xam ni tey. ñëpp xam na ni mi ngi liggéey. tey le président Macky Sall xanaa da sa bët day tëju sa nopp fattu. ngay taxaw di bañ a gis li mu liggéey. mais mi ngi liggéey. nan bàyyi même suy def tournée économique. bu waxee dafay def 3e mandat diñ ci ànd ak moom. bañ a ànd. diñ ci ànd ak moom su ko amee kattan gi. war koo mën a def gëm ko. ma ànd ci ak moom. ok alors loolu am na solo dégg ngeen li nga xam te ne moom la Père Gaston wax. fan yi ñu gis benn coow lu am ci diggante sunu papa El Hadj Ndiaye ak groupe IGFM. ba récemment ñu arrêté woon ci sax ki nga xam te ne moom mooy Ndiaga Ndour ba libéré ko alors ban jàngat nga ci am. El Hadj Ndiaye. Youssou Ndour ñoom démb la woon fu nu daje ku ci ne da nga defal sa bopp da nga rendre ko hommage seytaane dikk rek seytaane bari na doole dem nañu tey Ndiaga dem na jox nañ ko contrôle judiciaire ñoomi neen la da nañ leen bàyyi ñu waxtaan ba xam na ni jubóo mais man vraiment man dama gêné wu sax ci affaire boobu parce que ñoom ñaar ñëpp c'est des hommes valeureux. ok même su El Hadj ne Youssou daf ko tooñ. wala waa kër Youssou doon koo tooñ. bon ñun ñoo nekk Sénégal dañuy tooñante ah. dañuy tooñante bon mais El Hadj ku ne xam na ni nit ku baax la. ok alors ñu avancé ba tey tamit beneen coow ci actualité muy coowal Wally Seck ak li nga xam te ne moom la ko gars yi di wax muy day def promotion wu waa LGBT ainsi de suite. donc ba am ci ñenn ñoo xam te ni sax. jot nañ ci ay citation directe. dañ leen ko war a jox ay naafeq lañu. képp ku wax ci wax Wally Seck wax doomu jaamur ñoom xanaa su dul dara ñu rus Thione Seck am fu nu teg baayam Thione Seck dafa liggéey ci réew mi ñoom liggéeyul fi dara ba pare taxaw bëgg a profité ci affaire ay góor jigéen ak ay ñaari tur ak ñeenti tur ak juróom-ñaari tur. te ñoom sax xëy na ñi koy wax sax kenn xamul lu nu doon. nan bàyyi doomu jaamur Wally Seck il est méritant. xale bu ndaw la juddu nekk ci yoon baayam génn àddina. ñu war ko supporter war ko soutenir. ay nit ñu bon ñëw taxaw bëgg a yàq doomu jaamur ca ku ci sañoon am doom ju mel ni Wally Seck ñiy wax ñëpp ku ci sañoon am Wally Seck ci sa biir kër. mais dañ bàyyi loolu. Wally Seck c'est un garçon noble. baayam liggéey na fi lu ne. wax fi lu ne. tey nit ku bon rek mooy taxaw di bëgg a suul sa gosse la. ok ayca boo toogoon ak Ousmane Sonko mu nekk sama dernière question ngeen toogoon tey lan nga koy. conseil non du toog. doo leen toog loolu la moo tax. non dama xam ne du leen toog bokkuñu jëmukaay bokkuñu xalaat
ndax ni muy xalaatee su yàlla defoon sax ba nu toog par extraordinaire. dama koy wax bul yàkkamti. toogal yëf yi jarul taal Sénégal wala jaay Sénégal. da nga jàpp ndee taal Sénégal. non dama ni jarul taal Sénégal. jarul wax lu bon. jarul kiyante parce que fii nit def na fi lu ne ana politiciens yi fi nekkoon ñoom ñëpp. ku ñu ne bëggoon a nekk président. dund nañ ba dee ñoom ñëpp danoo nekk président. ay ñu ko gën a garaaw fukki yoon ñu ngi foon. ana ay Cheikh Anta Diop ana ñoom Ablaye Ly. ana ñoom Dansokho te ñun ñëpp danoo garaawoon ku ci ne mënoon amee réew. mais yàllaa ko tuddul. mais bu mu jar nag nga bëgg a taal réew mi wala yàq réew mi wala man yooyu Ousmane Sonko c'est un Sénégalais. di xale su teeyee lu ne man su ko yàlla tuddee mën naa am lu ne su ko yàlla tuddul du am dara. yàlla rek mooy yàlla fii kenn mënu fi dara ko yàlla dimbale fi nekk. mais nag bëgg nguur. bu mu tax ba loo xalaat wax. loo neex nga wax loo neex nga def. bu baax a baax papa bàyyi la nga tàggatoo. waaw di féliciter aussi bi nag vraiment di féliciter aussi ak di encourager sa Teranga Firdawsi parce que xale yi suñu nekkee ci dara ci yoon dañ leen di encourager bu leen kenn jéem a fakastal. alors c'est important vraiment gis ngeen mbokk téléspectateurs lii laa leen indiloon seen émission yaay kan questionnaire nag jeexul maag Père Gaston li ñu waroon waxtaane bari na trop waaye temps bee ñu ko mayul bëggoon naa ñu dugg sax ba xuus dugg ci biir assemblée. coow li nga xam ne amoon na fa assemblée moom suñu bëggee combat nañ ñëw ci làmb ji. parce que foofu du xeexukaay du bëreekaay. kooku def nañ lu ñaaw keroog. lanu def neexul président Macky Sall neexul chef religieux yi neexul kenn suñu bëggee combat su fekkee dañoo dem ba làmb ji jax na nii. Balla Gaye dem 4 avance. Bombardier di am ñaar bu Eumeu Sène amee ñaar ak Gris Bordeaux noonu keneen noonu même ñoo ñu jox leen avance ñu dugg sëgg ci làmb ji mais bu ñu yàq suñu deru réew làmb dafa am arène nationale. assemblée nationale la tudd. jërë bëri kaawa loolu baaxul ay te mi ngi noonu maa leen jox rendez-vous dimanche prochain ak beneen invité jaajëf